sant leen gërëm leen bu baax ci teelu bi mbokki bisimila ci xibaar yi la ca gën a fës bokk na ci réewum Sénégal tey jile ñu ubbite école ñeel la njàngalekat yi ñoom nag daal di dem ca daara ya ca l'école primaire Ahmadou Mbaxane Diop foofu nekk jàngalekat yi ñoom xëyu nañ utali si boobule bërëb la ca gënoon a fës tey jile mooy ab waxtaan ñu seq ko kilifa gi nga xamante ne moo jiitee bërëb bi ci wax naka la ñu war a amalee doxalin foofu leneen nit ci biir xibaar yi ñeel wàllum paj mi jëwriñ gi ñu ko dénk Abdoulaye Diouf Sarr tey xëy utali ci yenn bërëbu fejokaay yi doon xool naka lañ ji dippee chimiothérapie ña nga ko fay amal ca gox yooyu te duñu fay benn koppar la ma gis nag mooy dal na xel bu baax waaye teewul dana taxawal ab kuréel de dispositif boo xam te ne mooy toppandi mbir mi jubluwaay gi nag mooy wàññi ña ñàkk seen bakken te amee doomu jàngoro bi di cancer. ñu wax ca leneen lakk ga amoon démb ca guddi ca marché Kermel ña fa nekk nag tey xëy doon amal ab xayma ñu gis ne nag ay millions yu bëri moo daal di yàqu ca boobule lakk ña ngay sàkku ndimbal nag ci kilifa yi mbokk yi loolay ponk yi bu ngeen taaxirloo ñu daal di koy faram-fàccee. asalaamaaleykum mbokk yi jéggalu bu baax nag ci yéex gee door xibaar yi ni na ko junjee la ñu koy daal di tàmbali ubbite école ñeel jàngalekat yi yemook tey jile ca daara yi nag daanaka foo dem jàngalekat yi tey jile demoon nañ ca seeni bërëb liggéeyukaay fi nga xamante ne fa lañ utali woon nekk ca zone B daara Ahmadou Mbandane Diop jàngalekat yaa nga fa tey nag ñu doon waxtaan ak seeni kilifa gi jiite boobule bërëb di xool naka la ñu wéyalee liggéey bi ñu dem fekk ànd fàkk suñu ñooñ Moustapha Gabar Diop. ñaari bés laata ndongo yi jàngalekat yu école Amadou Mbaxane Diop ubbi nañu ci talaata ji di occasion directrice bu yees di Marguerite Sène ngir mu saafonteel ak i ay ñooñom. ñu ngi doon waxtaanee ubbitu école bi joxe nañ aussi li maître yi war a def c'est-à-dire seen devoir envers les enfants et aussi dans l'école. directrice bi yëkkati na ay kàddu jagle ko ñi nga xam ne ñoo jàngale. donc digal bi mooy surtout ñu respecter seen liggéey respecter aussi élèves yi mais respecter surtout njiit yi nekk ci école yi waaw parce que loolu mooy indi jàmm ci école yi mooy indi aussi résultat yu mucc ayib. madame Traoré nekkoon jàngalekat C1 daaw. ginnaaw ñetti weeru noppalu yàkkamti na daje ak ay ndongowam CE2 te yëpp yemb na ngir ubbi tey jàng tey. incha allahu rabbi parce que matériel yi ñu soxla woon yëpp pour ubbi tey jàng tey pare na donc on attend que élèves yi la ñuy xaar bu ñu ñëwee rek incha allah ñu stabiliser ak ñoom xool lu ñu leen di defal def rappeler seen mémoire révision ak ñoom xool ba xam ndax bu ñu toogee 3 mois jànguñu dinañ am lu ñu fàtte tuuti donc ñu fàttali leen. ñi taxaw école bi nag ñoom ñu ngi waajal ngir élèves yi amal jàng bi ci alam bu mucc ay. école bi dafa màgget école bi école coloniale la woon ñaari écoles yi ñoo fi nekkoon après la ci yeneen yi topp buñ la waxee ne Iba Der jàngale na fii nga war a xam ne école bi yàgg na. li njëkk daal mooy ñun communauté bi daal dañu war a wuti ay partenaires yu suqali école bi on a commencé à changer les tableaux. loolu daal moo doon suñu objectif mooy sanitaire yi réhabiliter l'école ak les salles de classe quoi en fait parce que xale moom il faut que mu nekk dans d'excellentes conditions pour mën a étudier quoi. bokk na ci jubluwaay yu ñu am ci at bu bees bi moo di yeesal salle numérique bi ngir mën a joxe ay cours informatique ci école primaire bi. jaajëf Moustapha Gabar Diop tey nag la bëccëg bi àdduna wëngël képp jagleel café fii ci réewum Sénégal nag askan wu takku ñoo koy jëfandikoo ñenn ñi sax dañu ci abusé maanaam dañu ci jël li ëpp dàkkul nag ay njeexital ci seen wàllu wér-gu-yaram ndax yenn ci docteur yi gis ne njeexital yi mun na la jurali jàngoro reportage Ndeye Mariam Gaye ñoo ngi daanaka fépp ci mbeddu Ndakaaru yi njaayum café mel ni business bu dox loolu ndax bëgg gi ko Sénégalais yi bëgg. man presque toute la journée damay naan café man waaw bon 3 4. man nag damay naan café lu bari moom waaw fu ma amee envie rek damay génn surtout au moment ma nekk ci concentration moom. déjà man rek mun naa naan 100 kaas.
ñoom ñi kenn ku ci nekk ak la tax nga koy naan. bokk na ci li may réveiller bokk na ci li may jox forme waaw moo tax toujours damay bëgg di naan café surtout au moment des études. café bi moom damay gaaw a sonn te du ma lekk lu bëri aussi waaw café dalay merloo moom dalay loxloo café daal lu muy def ci doomu aadama moom dafa doy waar daal. peut-être café mën nañu wax su dosé de trop peut-être mën na la indil ay gàllankoor mais su fekkee ne dose bi dafa légère ni day yokk deret. waaye kaasu café yi su ëppee du ñàkk mu am ay gàllankoor. café bi indi gàllankoor si wàllu santé mooy café bi nga xam ne da nga ciy jël mu ëpp wala bokk nañ koy defaree deful bi jaarul yoon maanaam set ba ci war a nekku ci donc loolu noonu su amee loolu mën na indi ay gàllankoor si jeexantal si yaramu nit ki si wérgu yaramu nit ki. docteur Diack mi mel ni ku koy dëggal tey digle ñu naan café ak modération. man de li may digal man de ku may jël café lu ma ci def suukar te loolu laay digle parce que suukar si boppam surtout suukaru bekk yi jeexantal bi muy am si yaram baaxul parce que suukar su ëppee day mën a indi ay yeneen feebar si biir yaram comme diabète ni ñu ko waxee yaram bu ëpp loolu mën a am cholestérol loolu lépp mën na jaar ci biir suukar. nit ki na ñëpp jéem a jàng luy set te café loolu loo xam ne dafa war a dem sa biir li gën mooy yow nga defaral ko sa bopp. luy dem ci biir war a ànd ak set. set gi ci war a am moom sérieusement moom bëriwul ci café gi moom parce que n'importe quelle personne a koy jaay waaw te même bu dul dara yow mi jaay lekk nit ki di ko jëfandikoo même bu dul dara sax war nga am loo xam ne yow bon da nga ci mën a aar sa bopp aarale ci nit ñi daal mais nit ñi fii ku ci nekk nu la neex ngay jaayee sa café amul contrôle amul dara. tax ba waa ji sopp café lool di woo nguur gi ngir mu dugal ci loxoom ngir ñoŋal. solution bi daal mooy état bi jël ay sanctions yu claires jël ci ay mesures yu claires jéem a organiser wu xool nan lay positionner nit ñi ba def ay select yoo xam ne dinañ fa mën di jaay café yi bokk waaw ci anam yu baax mucc ay. café bokk ci boisson yi ñu gën a taamu fii ci biir Sénégal ci bés bi ñuy feetu café ci àdduna wërngal këpp ñuy ñaaxaat population bi ngir ñu naan ko ndànk balaa lor di ci am. ñu wax ci leneen ñeel wàllum pecc mi ni ñu ko junjee nag ci ndorteelu xibaar yi jëwriñ gi ñu denk wàllu woowu di Abdoulaye Diouf Sarr tey nag dafa xëyoon amal ab nemmeeku ci yenn bërëb yi nga xamante ne dañu fay amalee li ñu dippee chimiothérapie gannaaw ndogal bi bàyyi ko woon nag ni chimio boo koy def doo joxe benn koppar xayma gi nag mooy mbir ya ma ngay dox bu baax teewul nee na dana taxawal ab kuréel googu luy liggéeyee mooy toppandi mbir mi dem ci bërëb bu fajokaay yi di ko saytu jubluwaay gi nag mooy wàññi ñay loru te am doomi jàngoro bi di cancer. Reportage Abdourahmane Ly. mu di ab doxum nemmeeku bu bile jëwriñ bu ñu denk wàllu wérgu yaram amal te njëriñ li doon xool nagam jigéen ñi nga xamante ne amee nañu feebar bi di cancer du sein ak cancer du col de l'utérus ñu ngi faju te ajuwul ñu joxe dërëm mu di sàkku teefu njiitu réew mi bu kii di jëwriñ bu ñu denk wàllu wérgu yaram bi di xamle ni ci hôpital yépp yu mu dem ñu ngi ko fay respecté. pour jigéen ñi xamante ne dañoo am cancer u col de l'utérus ak cancer du sein muy loo xamante ne vraiment population yi kontaan nañ ci lool bu jëlee dogal bu mel noonu rek ñun suñu cër moo ñu taxaw pour que mise en œuvre bi bañ a am benn tolof-tolof moo tax puisque tey la démarré bu ñu xëyee dem nañ hôpital Dantec dem hôpitalu Grand Yoff ñu ngi actuellement nii Dalal Jàmm am na yeneen équipe yu nekk feneen pour xool est-ce que dispositif yëpp taxaw na pour que vraiment mu bañ am benn problème lu ñu seetlu fii nag dal na xel parce que dispositif bi nekk na en place garab yi ñi ngi fii mécanisme yi ñi ngi fii. kon mën na chimiothérapie léegi jigéen yi nga xamante ne dañu amee feebar bi di cancer du col ak cancer du sein dootuñu joxe dërëm ngir faj ko wante nag doon na mbir bi nga xamante ne yittewoo na loolu topp ngir respect wu boobee mbir mën na law. lu ñuy wax durabilité mooy fexe ba mbir mi yàgg te du am tolof-tolof moom incha allah danañ si taxaw loolu nag pour ba mun a am il faut que ñu koy saytu fu ñu toll fexe ba ñi nekk sur place teg ay jumtukaay yoo xamante ne dañu mën a xam mbir mi nan lañ koy maîtriser mais ñun ñu nekk feneen tam ñu ñuy indil information yi pour que bu ñu si gisee loo xamante ne war nañ ko mën a jubanti ñu ñëwaat si ñoom waxtaane ko
loolu incha allah danañ ko def. à tous les critères. am nañu lépp fi mu toll nii ngir saafara jàngoroy cancer 100% ci cancer au col de l'utérus ak cancer u ween bi 60% yi si des nag moo daal di dëxëñ yeneen xeetu cancer yi am yëpp. et 60% pour les autres types de tumeurs. si benn njàngat waa organisation mondiale de la santé xamle woon nañu ay lim yu raglu lool jëm si cancer si àdduna si te Sénégal am si wàll mu di lim bi nga xamante ni mun na wàññeeku ak chimiothérapie bi nga xamante ni jigéen yi dootuñu si fayati dara muy xamlewu bile docteur. donc impact bi mooy déjà qualité de prise en charge bi changé complètement maladie seen dund dina changé et puis aussi maladie nga xamante ne dañu doon dee parce que amuñu garab loolu aussi day dàq. wérgu yaram ak suqaliku mu di mbir bi nga xamante ne benn mënu see dem bàyyi morom wa loolee tax na njiit yi nekk ci Sénégal nar see xar seen tànku tubéy ngir wérgu yaram ngir ñëpp muy àq ngir ñëpp. ñu dem ca Mbour wax ci wàllum alam bi ak réserve ba nekkee ca Somone duñu xëyoon nag doon fa amal set setal ngir jëlee mbalit ba nga xamante ne ma nga ca réserve ba di jur lorange ca lay dund ca biir ndox yooyee loolee nag la ko sooke nag mooy comité de gestion bu réserve bi dañ ci ànd ak Saliou Mbodj mi nga xamante ne mooy njiit li. Saliou Mbodj comité de gestion réserve naturelle d'intérêt communautaire dañu bëgg ko ci nekk di ñëw nga xam ne mbir mi sa mbiru bopp la. parce que ku nekk xam na ne lagunu Somone bi Somone moom nañuy tiitaroo donc li tax loolu mooy xam nañu njariñ bi ci d'abord sur le plan écologique mooy garab yi nga xam ne ñoom ñoo fi sax gàncax gi ak aussi yeneen produits yi nga xam ne moom la ñuy fekk ci biir muy jën bi sipax bi ak paañ bi ak yoxoos bi ak yeneen yu ñuy fekk parce que seetlu nañ ne même bu dul sur le plan écologique sax ñu ne dex gi ak jën yi nga xam ne ak mbonaat yi nduumaar yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di nen ci tefes yi loolu aussi lu jara ñoŋal la parce que xam ngeen li ñuy wax écosystème lépp lu am ci gàncax gi rek dafa am rôle bu muy jouer même ba ci picc yi nga xam ne sax ñooy jógee fu nekk ci àddina di invité waate aussi nit ñi ñu xam ne aussi la nature yàlla moo ko sàkke noonu te ku ci nekk dafa am rôle bu am njariñ boo ci jouer donc tey jii nit ñi ñëw massivement ne dañuy ñëw génne li nga xam ne mooy déchet plastique yi nga xam ne moo nekk ci boori dex gi ñu xam ne aussi dex gi produirul déchet plastique te déchet plastique yi ci ñun askan wi lay jógee souvent ñun d'abord suñu comportement la de toujours jour li may di wax li ci ëpp ñeneen si sax dañuy doon jàpp ne géej gi tuurukaayu mbalit la te nit ñi aussi wax nañu ci à plusieurs reprises wax ak askan wi ne leen géej bi di tuurukaayu mbalit mën nañu comprendre sax yenn ndox yu salte yi ñu ko fay tuuru mais bu ñu koy tuuri ngir yàlla wala sool ñu dindi li nga xam ne ay mbalit la lu mën a dem ci comment dire wàllu mbalit mi la ñu def ko ci saako yi bu camion mbalit bi ñëwee. ñu dellu si waat ca Ndakaaru wutali ca Jabap Kermel gannaaw nag lakk ga fa amoon démb tey jii nag jaaykat yi ñoo xëy doon amal ab xayma la ñu fa gis nag mooy la fa yàqu tey koppar bëri na lool ëpp na sax ay millions ci fàttali lakk ga nag ma nga amee woon ca sous-sol marché Kermel ca la ko andi du leen lu dul courant ba nga xamante ne ci frigo yi nag dafa jékki-jékki tàmbali étincelle reportage Omar Kane. fii ci marché Kermel daanaka ci waxtu rawale la ñu nekk. lakk-lakk bi fi amoon démb ci guddi def ay yàkkute yu am solo. ñaari frigo ñoo lakk jàpp benn frigo boo xam ni bi dañ ci doon denc frigo chambre froid mu jàpp xam nga yooyu dafa bare kawus ak yu mel noonu moo tax lakk bi xaw a métti tuuti mais frigo yi amoon marchandise moom ñaari frigo yu ndaw la yoo xam ne ay 600 litres la. à part installation yi li yàqu moom barewul. sincèrement parler li ñu constaté li ma constaté gum fii ma taxaw ni li ci yàqu bariwul parce que marchandise yi benn marchandise yàquwul à part ñaari frigo yi tàkk waaw chambre de froid bi amul woon dara. ci ñu yàqule fii ay millions ñoo fi lakk. léegi démb dañoo toog ba ay côté 19h yooyu noonu ñu woo ñu téléphone ñu ne ma frigo yi mu ngi lakk léegi frigo bi ay gambas moo si nekk ay affaire yoon fruits de mer quoi. dafa seer à peu près soo koy estimé léegi dina nekk ay 2 millions yu topp quoi moo fa nekkoon léegi mais frigo bi dafa takk ba mu jeex tak affaire loolu moo tax dara génnu si quoi li si génn presque bëriwul li moo si génn lii rek lañ si jot a génne quoi liñ si amoon yëpp arrêt si lañ ko def. lu fi yàqu daal mën na ay 3 millions et quelque 4 millions presque dara de suba dara de sujet bagage te ñun tamit ay baadool lañu amuñu bu ngay xëy rek lekk boo xëyul loo lekk loolu foofu lañ doon suturlu loolu yàqu na presque dara de suñu dara génnu lépp lakk na. waaw ñoo ngi ñaan nag ndimbal
ku ñu waay mun dimbal ñu te yàlla tax. su fekkee ni lakk-lakk démb bi yàkkute yi bëriwul lool dafa fekk ni ñi jiite marché bi dañoo jàng ci lakk bi fi amoon ci atum 1993 boobu la ñu jël yenn dogal yi. marché bi mu ngi lakkoon 23 septembre 93 mois de septembre bii la woon dara desul génnewuñu dara ay milliards ñoo fi lakk dara desul ci marché bi du ci kaw du ci suuf du dara. ci la ñu jël dogal ni benn frigo lépp luy courant dootul nekk ci kaw ci suuf lay nekk sous-sol bi ñu yaatal ko frigo yi yëpp boobu temps ci kaw la ñu nekkoon alors que ñu yóbbu ko ci suuf. lakk-lakk amoon foofu ci marché Kermel ci guddi altine ji li waral lakk-lakk gi mooy courant bi jógee ci ñaari congélateur yi nekkoon ci sous-sol bi mu nekk lakk-lakk koo xam ni sapeur pompier yi gaaw nañ ko fay. ñu wax ci leneen ñeel taskatu xibaar bi di Moussa Ngom moom nag dafa taxawal ab benn média boo xamante ne li ko tax a jug mooy joxe xibaar li mu gis nag mooy maison des reporters dafa war a am doxalin wu wuuteeg yeneen kërub taskatu xibaar yi maanaam warul tënku ci lenn ñu daal di ko déglu. li ñu war a lancé li nga xamante ne mooy la maison des reporters maanaam këru taskatu xibaar yi xëy na bëri na ñu naan këru taskatu xibaar yu ndaw ñi mais. taskatu xibaar yëpp la soxal muy ku nekk Dakar muy ku nekk Ziguinchor muy ku nekk Tamba moo xam fu mu mënti ne mais l'essentiel mooy li ñu tax a jug rek mooy def journalisme boo xam ne dafay amal njëriñ askan wi doon aussi loo xam ne dañ koy gëstu doon aussi journalisme boo xam ne li ko lal mooy indépendance totale maanaam du neexal kenn moo tax ñuy def suñu reportage du neexal bañ a wax ci lenn moo tax du ñu def enquête bi wala dara lépp ci journalisme boo xamante ne day jëm ci public bi te public moo ne ci xolu projet bii nii parce que ci début bi sax dañuy levée de fonds lañu def moom la ñu matale 30 septembre bii nii moo tax ñu war a amal lancement bi mais projet bi public moo ne au cœur parce que financement bi aussi lépp ci public bi lay dépendre moo tax mu baax mu bon bu public bu ci gisul boppam média bi du dox public bu ci gisee boppam média bi day dox parce que forcément ñun suñu plateforme déjà li ñuy def mooy portrait enquête ak reportage maanaam dem gëstu mais fexe ba xóotal ko aussi te temps bi aussi du doon suñu problème donc l'essentiel mooy na doon lu xamante ne lu qualité lay doon. ñu dem ca Gambie ak werante ga fa door wax ci mbirum Adama Barrow ñaata at la war a toog ci boppu réew ma loolu nag la ko sooke mooy génnub ki nga xamante ne moom lañu def vice présidente d'honneur bi ne ñaka faloon nekkoon na juróom-ñett ci ay parti juróom-benn ya nag taxaw nañ ngir ànd ci Adama Barrow def juróomi at ca boppu réew ma waaye ñaar ña ca des nag bokk na ci Ousainou Darboe ak Khalifa Sallah ñoom nag ànduñu ci loolu ñu dem ca Gambie fekk fa suñu ndaw Amadou Bari reportage. bu ko njiitu réew mi dalale ci State House di palais présidentiel bu Gambie la Fatoumata Jallow Tambadjan nekkoon fi vice présidente fësale dogal bi ñëpp doon xaar ci lum xamle coalition bi nangu na njiitu réew mi toog ba 2021 mu yokku ci ne dogal bi nag luñ yàgg waxtaane la ci ñaari at yu weesu yi te boole nañ ci ñëpp madame Tambadjan di la yéene fu mu ne ni gouvernement bi sumb na ay liggéey yu bari te mënul jeex ci ñetti at yi moo waral ne juróomi at ñoo ci génn ci sortie bi nag waxul dara ci ñaari parti yu gënoon am doole ci coalition bi bokk na ci UDP bu Ousainou Darboe ak PDOIS bu Halifa Sallah ñaari parti yooyu lee di ñaawlu dogal bi wane ne ñoom boolewu leen ci te nag duñ ci bokk ci Gambie nag diiru mandat président bi nekk na lu andi réero bu baax a baax te saa su ne ñu koy waxtaane ci diggante bi sax am na mouvement citoyen buñ duppee opération Trieus jot na bu juddu bi le mouvement di ñaax njiitu réew mi mu sàmm kàddoom te mu wàcc bu ñetti at yi mate ñu fàttali ne laata muy falu président Adama Barrow ñetti at la diggee woon lay toog ba mu faloo nag mu yeesalaat diggee bi waaye ci jamono yu weesu yi mu mel ni soppi na doxalinam ci weeru juin bu weesu rek mu daal di leeral ne ci benn meeting dina toog juróomi at ci kaw nguur gi comme ni ko constitution bi digle.
yegsi nañu nag ci reportage yu bés bi te ñu jagleel ko woto yu màgget yeeg saxaar su bon si ñi génne juru loraange nag ci askan wi rawatina ñi nga xamante ne ñooy nekk ci tali bi yore wàllum dem geek dikk gi ab laaj nag day daal di samp ndax jotul ñu le yeesalaat parc automobile bu réewum Sénégal ñeneen ñi nag gis ne la ñuy jëfandikoo ñeel carburant beeg ñuy jëfandikoo di ko def ci woto yu ci bëri daanaka baaxul lu muy jur ci jàngoro bëri na bokk na ci jàngoro yu nooy yi nay sax mun naa dem ba jural la cancer. Reportage Cheikh Assane Fall. carburant bu ñu yore fii ci Afrique te muy dawal suñu oto yi dafa am taux de soufre boo xam ne moo ëpp li mu waroon nekk suñ ko tëkkalee ak ba nekk ca Europe wala sax ca États-Unis loolu de waa BBC ñooy ñi ko xamle soufre boobee moom ci biir atmosphère bi lay mujjee te population bi moo koy mujj ci noy yi ñi ciy gën di exposé mooy ñi xam ne bés bi yépp ci circulation yi la ñuy nekk. oto yi fii daw bari na. Et aussi malheureusement oto yi fii daw xaw doonoo màggat encore malheureusement oto yi fii daw gasoil la ñuy dawee mu nekk ñetti mbir yoo xam ne nii mën nanoo indi ay jafe-jafe ci li ñuy noyyee te li muy noyyi day dugg ci biir dënn bi bu duggee ci biir dënn bi léeg-léeg mu yem foofa nga génnewaat ko léeg-léeg mu jóge fa dem dugg ci deret ji dem sa yaram yépp mooy loo xam ne donc mën na la indi ay tolof-tolof. ci ab article boo xam ne waa France Info Afrique ñoo ko génne woon na ci seen xayma ca janvier 2018 Dakar amoon na lu toll ci 300 000 véhicules pour lu tolloog 3 millions nit yoo xam ne ñoo ngi fi dëkk te gaz yooyu ti génnee ci oto yooyee sax moom nekk na loo xam ne baaxul benn yoon ci agent yi ti taxaw ci circulation bile. ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci tëli bi nga xam di fa liggéey chaque jour am na ay tolof-tolof tuuti yu nu amoon. diggante li nga xam ne nii léeg-léeg dañuy xaw di soj mi di leen gën di sonal exposition boobu ngay exposé ci jaww ji environnement boobu am na tolof-tolof yu mu leen di indil. ay agent yoo xam ne sax ñoom dinañ jànkoonteel ay feebar yoo xam ne day jàpp seen dënn bi wala sax yeneen yu gën a garaaw. régulièrement ngay am faral di soj mu lay faral di dal. léeg-léeg aussi am cas yoo xam ne ay danoo am asthme seen asthme bi di gën a di gaaw di gën a di yokku mais aussi nga xam ne soj mooy gën a yàgg aussi léeg-léeg mu am moom la ñuy wax les bronchites chroniques. nit ñi sax dana dem ba xalaat ci mbiru cancer parce que exposition bu yàgg léeg-léeg mu indi yenn yu mel noonu. ñoom ñile bés bi yépp dañuy nekk ci mbedd mi jànkoonteel ak gaz yi xam ne da leen di andi lay jafe-jafe ci seen wér-gi-yaram lu leen ko jaral mooy sàmm nit ñi xool ba fu ñu mënti jëm ñu génne leen yoon bi ci gën te loolee ngir mu mat ay sénégalais yu bëree bëri dañuy teg seen bakkan ci xottu gerte su fekkee xam nañ ko wala sax ñu ñàkk koo xam te fi mu toll nii jot na ñu taxaw tuuti xalaat leen ñoom ñile. mi ngi ak mbokki ci tali bi la ñuy daal di tàggatoowee xibaaru maraxi fii lay daal di yem des leen di teewlu suñuy programme 19h45 Assane Gueye dina ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jaa ngeen jëf.